moo tax ma génn kon yàlla nañu yàlla may xaalis yàlla nañ ko yàlla may ku am xaalis feebar du la yomb ku am xaalis mooy loolu te ñun ñi nga xam ni ay gor lañ man yéen suñu premier noon tey bokk na ci ñàkk yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañu yàlla musal ci ñàkk yàlla nañ ci yàlla musal ndax suñu noon la gor bu ñàkkee rek doon baadoo la barki Sëriñ Bàmba waaw ñàkk yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañu ñàkk sori yàlla nañu yàlla soril ñàkk waaw musal ñu ci bu baax a baax a baax a baax a baax waaw kon yàlla ñëpp am xaalis rek waaw xam naa ne moom ñenn ñi moom xaalis fii lañ ko def seen biir xol yàlla na ñëpp am xaalis dañuy ñëw avant maa wax ci élection yi imaam yi nga xamante ni da ngeen def ay xutba partisan yéen da ngeen gàcceel nit ñi du ma leen xorom mais dinaa leen xas aussi dinaa leen waas waaw jaajëf Massamba Diop one love bro billaahi dinaa leen waas parce que lii ngeen nekk di def nii ñu jox leen suñuy jàkka jox leen suñuy juma ngi pour ngeen wax ñu xaaral laahu xaaral rasulu ngeen ñu naan ay Macky Sall ki nekk Ndar naan Marème Faye Sall Mansour Faye kii ci Dakar moom gën a ñàkk jom ñëpp xam nga hypocrisie naafiq xam nga tey jii ni bu ñu demee ba lool noonu tey laal suñu diine mooy que ni l'heure est grave la corruption a touché notre foi corruption bi dugg na ci jumaa yi léegi waaw gis naa ay imam yoo xam ne ñu ngi taxaw naan ay Cheikh Kanté xaw ma imam de Thiès du ngeen imaamu dara maa ko wax sama baat ci kaw du ngeen imaamu dara imam bu wàcc yoon waxoo imam boo xam ne toogoo wax nit ñi yàlla nee na firiloo leen alquran waxoo leen ay xadis dafa bayan non yaa ngi wax lu la neex te tey jii nii man de dama jàpp ne yéen ci imaam yi ñàkk jom ngeen bokk amoo leen jom waaw amoo leen jom nit day am jom voilà taxaw yor turu imaam rek naan waaw am na imaam yoo xam ne franchement irréprochable waaw ak lu mënta demee buñ doon teg paaka seen puut sax dañuy wax dëgg te yàlla tax parce que ñoom xam nañ lan la yàlla wax te dañu koy jëfe ñoom waaw mais ut ak ñi nga xamante ni tey dañ leen a corrompre ak ana imaam ak jël xaalisu nguur jël xaalisu buur tey imaam yi sentinelle ñun ay mouvement dafa jot yii ñuy def nii imaam yi tey ñun li ñuy wax ni ñoo waroon taxaw di ko xutba parce que ce sont des faits de société maral la ngi am ndox a ngi ñàkk gouvernement bi di jënd nit ñi di def ay achat de conscience ngeen waroon di ko xutba àllu juma bu jot ngeen di taxaw di gërëm ay Macky Sall ak ay président dañ ko war a jàppale ay yàllaay joxe nguur rek loolu kenn da koo weddi biñ juddoo ba tey ñun xam nañ ni yàllaay joxe nguur xam nañ loolu yàllaay joxe nguur dëgg la mais bu la joxe nguur itam boo deful li la war ñu wax ni lii nga defoo li la war waaw boo deful li la war ñun am nañ sañ-sañ taxaw ne la defoo li la war mais Sénégal léegi imaam yi sax léegi boo nee nii ñu naan ay ils sont intouchables fan lañ ko teg dañuy ñëw déglu benn imaam mooy sama xutba sama coup de cœur parce que kii moom dafa am jom moom kii imaam bu am jom la voilà u teg yenn imaam yoo xam ne nekkuñ suba duñ fi nekk kon nañ dimbale miskin population bi sonn nañ de enseignants yi amuñu grève bi bëgguñu ko seen doom yi ngeen ñëw ko bitim réew ñuy jàng suñuy doom mënuñu jàng ngir àq bi yelloon defalu ñu leen ko li xaraam la médecin yi ni ñu sonne ci hôpitaux yi di faj nit ñi kenn du leen jox seen gëdd li musiba la bi militaires yi amul dara nañ leen jox bëgg nañ ci kër yi rafet gendarme yi tenue bi rafet na waaye amuñu dara pompier yi amuñu dara eaux et forêts yi service d'hygiène yi rawatina renseignement général te ñoom ni ñu sonnee ñu ngi ci mbali ji di dox doxlu ñu ngi sol dàll yu dagg
buy xotteeku lépp ngir di détecté ñuy luubal nañu dimbale population bi bu su familial baax na dimbale bu doon dërëm la baax na waaye jàngal ma nag moo ma dàqal nga may bés mu la gisatul te mënu ma nag nu may amee jëm kon nañu leen defal ay usine stade yi ñuy tabax doy na te mi ngi ne dafay tabaxaat beneen 50,000 places seen doom yi di jàng seen maam yi commandé suñu maam yi seen baay yi commandé suñu baay yi yéen ngeen commandé ñu yóbbuwaat seen déew yi ñuy jàng ngeen fooloo suñu doom yi boo ëllëgee ñu ñëwaat commandé la bekka milliards yooyu nañ jënd ay jiw def ko fleuve Sénégal Jolof du Bakel Fuuta ba Kaffrine àll bu dul jeexal nañ ko def ay tool ñuy béy di dundee du ñu yëngu ci kër bu ngeen waxee bu leen fen kan moo dul fen léegi ministre mooy taxaw di wax gëmu ci dara député mooy taxaw di dóor dënnam fekk poosam la ñu ngi ci rajo yi ñu ngi ci télé yi kenn déggatul seen poose falu tey balaa déwén nga am ñaari kër fu mu ko jëlee ku ci dàqa fen nga ne kii waaw kay donc suba duñ fi ne ñoo ko déggandoo gis ngeen ko noonu imam bi kii imam bu jara delloo njukkal la parce que lii la ñuy xaar ci imam yi tey waaw xaaruñu ci leneen lu dul lii waaw li nga xam ne moo xew ci Sénégal tey nga taxaw wax ko waaw ay président institution la xam nga ay député bi nangam dañ leen wax mais ñooñu respecté wuñ ñu président de la république Macky Sall joxuñ ñu cër ñun Macky Sall mi nga xamante ni ba mu demee laaj suñu réew sénégalais wóolu ko am lu taxoon ñu fal ko tey mais loolu bu ko wàccee mooy moom moo ñu njëkk a manqué de respect moo ñu njëkk a manqué de respect moom Macky Sall mais tey su ma déggee ay imam naafiq lañu nag man sama baat ci kaw ay naafiq lañu matuñu imam billaahi wallaahi matuñu imam waaw xam nga kii boo ko dégloo tey sa xel day dem ci Dabaax Malick waaw sa xel day dem ci Serigne Saliou Mbacké nga xam ne ñoom nekkuñ ci ay dilatoire yii nii di wax lu dul dëgg te dégg ngeen imam bi moo yi mu utiliser olof fen lay wax waaw fen ay ministre yoo xam ne fu ñu dem taxaw fen tëddee jabaru jàmbur yi loolu lañ fi nekkee waaw mais tey ay imam yoo xam ne taxaw naan ay APR jàppale président yàlla nga am de yéen ñëpp xoolal on ne fera pas de différence entre imam ak partisan APR yéen ñëpp la ñuy nokk ci kaso bi yéen ñëpp nag imam yëpp waaw yéen ñooñu noonu xoolal ma imam naafiq yi fi taxawoon complot maître Abdoulaye Wade xoolal ma imam yooyu noonu ana ñu tey coupure courant xaw ma facture cher taxoon ñuy génn di marche tey ndox amul courant bi tey la gën a cher bekkoor am na ñuy salfaañi suñu réew dégguñu leen yéen a ngi def pat ngeen def quelques-uns ñoo ciy génn di wax quelques-uns ñooy génn di wax ana imaam yi bi ñuy toroxal Karim Wade fii ana imaam yi bi ñuy toroxal Khalifa Sall fii ana ñu ana imaam yi bi ñuy toroxal Assane Diouf fii ana ñu ñooñu ñëpp ay imaam ñàkk jom laa leen tuddee amuñu jom waaw bu ngeen jàppee ne nag du ngeen dee yéen ngeen waroon a bokk ci ñi nga xam ne tey dañoo dëddu àdduna di gëddi nit ñi noo yéen a jël àddina ne non doo leen ko bokk kenn waaw di takk ñeenti jabar koo ci dem mu ngeeg ñeenti jabar ba pare di wër ay takkoo mairie veuve les veuves ñi nga xam ni seen borom kër da leen bàyyi
waaw seen borom kër dafa génn àddina ba noppi bàyyi leen ak alal ju ñu dond paa yi noonu la ñuy def di ñëw di wékk ay dara xammee naa leen waaw di wékk ay dara xaalis rek mais yéen ñëpp yàlla dina leen alak kii moo mat imam kii wax léegi kii moo mat imam waaw parce que am na loo xamante ne moom saay mooy loolu quoi ñu ñëw ci deuxième partie bi gannaaw ba ma waasee imaam yi xorom woon leen nag dama leen doon waas rek waaw dama leen doon waas xam nga billahi Massamba Diop wax ko ci kaw ñii duñu dara téléchargé wu ma sax seen vidéo parce que di ko déglu sax ça te fait mal au cœur waaw ça te fait mal au cœur di déglu yenn imaam yi billahi xoolal man surtout waajib muy mel ni mbonaat taxaw ay waaw ba bu kenn lan ay ku indiscipliné dañ la war a yar yow la ñu war a yar yow yaa gën a indiscipliné imaam xawma naka xawma sax sa tur imaam grande mosquée kooku moom bu Macky Sall wàccee waratul jiite kooku matul imaam kooku moo fi taxaw di naan ay xamb kii Abdoulaye Matar Diop dafa war a ñëw sangu ci xamb yi moom moo ko fi wax imaam boobu noonu day sangu ci ay xamb ak yooyu te moom leer na ne loolu bokkaale la imaam buy sangu ci xamb kay xam nga ni moos kooku xam-xamam soriwul gars yi benn ay ñaari xadis la ñuy mokkal ñëw taxaw ne ay imaam lañ waaw di xëccoo ñun waxuñu imaam warul wax ci politique de mais na wax dëgg waxuñu imaam bu mu wax ci politique imaam dafa war a wax ci politique mais na wax dëgg te tëddee njaaxaan naay ndax boo taxawee junniy sàppe nekk sa ginnaaw sàppe yooyu xoolal jullit yooyu ku nekk da nga am foo féete jullit yi ngay jiite ku nekk dafa am fu mu féete kii dafa ànd ak Ousmane Sonko kii ànd ak Idrissa Seck kii ànd ak keneen mais yow boo ñëwee taxaw yéeg ci minbar bi war a wax ci les faits de société yi nga nekk fa naan ay président nangam man ba ma la bàyyee sax mooy ba nga fi njëkkee taxaw ne Macky Sall bul def 5 ans defal 7 ans ndax 7 ans lañ la fal te yow xam nga ni diggee lan la ci yàlla wax bon su ma nee xam nga sax mooy loolu xamoo lan mooy diggee Macky Sall dafa diggee ne moom mandat bi ñu ko fal moom mandaam dina ko wàññi nga taxaw fii daawaati géej en 2016 ne ko président defal 7 ans xam nga loolu noonu ça signifie que ñoom li ñuy wax seetuñu ci yàlla ñi ñuy jiite yow yaa ñu war a jiite ñun de ay gumba ñoo ñuy jiitele ay gumba billahi wal kitaabi ay gumba ñoo ñuy jiite waaw te nag naa leen jox benn conseil gis nga imam bu la doyul am nga sañ-sañ dem julli feneen du forcé imam moom dalay gis nga farata la waaw farata la julli farata la ki lay jiite dal sa xel ki lay jiite bu dalul sa xel ab demal julli sa kër demal nga julli sa kër parce que ñii nii kuñ ci jiite amoo julli waaw kuñ ci jiite amoo julli imam buy fen koo xam ne danaan nit weddil say parole bul sàmm sa kàddu ba pare ñu taxaw fii nii buy dox man li ma gën a naqadi ci imam bu grande mosquée escorte beeg xam nga buy dox mel ni kërëng dara bi di direeku doo dara doo tous bu Macky Sall yi di dégager nga ànd ak moom dégager waaw bu dee moo la fal bu Macky Sall di dégager di nga ànd ak moom dégager ñun on s'en bat les couilles waaw on s'en bat les couilles actuellement buñ leen neexee ngeen ne dañoo réew déglu nañ xutba yi ay xawma lan mani ba may door a tàmbali bokk na ci post yi ma njëkk a bind ci sama gaal seen bii que ni ñun tooñuñu kenn on ne fait que riposter riposte nag souvent sénégalais xamul ku tooñ ku fayu la xam dañoo jël suñuy carte d'identité ne duñu ko jox Macky Sall sàcc suñuy élection législative tëj suñuy candidat jël suñu ay milliards ci yàqate ko mais ñii bu ñu xoromul lan lañu war a def ñun lan lañu war a def dañuy waxante dëgg daal dañuy waxante dëgg waaw bis bu yàlla sàkk nga gis nit ki bu la tooñee rek nga dox tuuti mu xool la ciipatu la rek ci mbedd bi nga am noo jëflante ak moom boobaa lu ñuy wax
kii dafa réew kii nangam ah dañuy waxante dëgg il faut gars yi di gën a ibbi seen xel xam ni nii ay duñu nitu dara waaw xaaral am na benn vidéo bu may seet yàlla naa ko gis sax non du bii non malheureusement gisuma vidéo bi oh merde en tout cas bëggoon naa gis vidéo bi ba ngeen xam lii ki def mais amul solo li wértéer mooy bëgg naa sénégalais gën a bàyyi xel que ni nañu jàng suñu diine xam sa diine dafa baax xam ne ñii matuñu imam dafa am ay critères waaw imam dafa am ay critères yu ñu koy tànnee dafa am ay critères mais ñoo xamante ni gëmuñu dara waaw am na xaalis boo xam ne tey buñ ñëwee di leen ko jox sax ñoom imam yi waruñu ko jël waaw parce que xam ne leen ni wër ni ñoom xaalis boobu yeeyoo wuñu ko ci buntu jàkk grande mosquée rek lu mu néew di nga fa fekk 200 yalwaankat ñu ngi fa taxaw amuñu lu ñu tabaskee Macky Sall jël ay millions di la ko jox nga yow nga jël ko naan ay Macky Sall moo baax moom la ñu war a fal billaahi xoolal fu révolution bii nii moom bu tàqee fi Macky Sall jëm ngeen di jëm waaw te du ngeen fa xutbaati benn jàkk xanaa ci prison yi waaw ci prison yi moom mën ngeen fa nekk di xutba yéenay kan fatt ngeen nit ñi sonal ngeen nit ñi waaw dee leen wax dëgg te yàlla tax waaw dee leen wax dëgg te yàlla tax voilà sama vidéo bi waay mbi jéggalu kon gannaaw ba gisuma vidéo bi xanaa di dugg ci sama deuxième partie bi rek xam nga di leen xamal que ni aujourd'hui c'est le 24 août 2018 24 août 2018 24 août 24 septembre octobre novembre décembre janvier février 6 mois yañ doon wax yegsi na jot na waaw fu mu ne nii dompat sax laa wax ci sot la bokk heure bii nii tey maa ngi lancé un appel solennel di ci jiital Ousmane Sonko Idrissa Seck Khalifa Sall mënul wax bind rek lay def Karim Wade bind rek lay def waaw Barthélemy Diaz ngi nii ci biir kaso bi nañu gën a biral combat bi actuellement waratuñu may Macky Sall fu mu noyee waratuñ ko may parrainage baa ngi nii mu tëddal Macky Sall lépp lu mu bëgg a def rek dafay jàll comme ku yor cagaam daal waaw lépp lu Macky Sall bëgg a def actuellement day jàll facilement parce que lan on a une opposition trop laxiste tey jii nii man su ma gisee yenn comportement yi sax man daf may yéem mais damay fàttali rek 6 mois yii nii 6 mois yi des nii Macky Sall waratul nelaw sama gars yi waaw Macky Sall waratul nelaw actuellement lépp lu ñu mën nañ ko ci def ouvrons le feu waxuma nag ñu jël ay gànnaay de ñun yoru man musuma téye pistolet waxuma pistolet waxuma jaasi ñun actuellement suñu làmmiñ lañu yor ak suñuy jëm waaw lépp lu ñu mën a xeex élection lañ bëgg ñu dem dinañ dem élection lañu bëgg ñu dem dinañ dem élection laa wax mais ci ay conditions yu leer pourquoi ñu bàyyi Idrissa Seck Ousmane Sonko ay professeur Issa Sall ñeneen ñi pourquoi ngeen bàyyi Macky Sall def lu ko neex Aly Ngouille Ndiaye ngi nii
nekk suñ nee na mooy ñëw organiser suñuy élection ñu nar ko cee bàyyi te yéen xam ngeen ni yàgg naa ko APR gépp Aly Ngouille Ndiaye moo ci gën a dëng waaw moo ci gën a dëng lu mu sañ te def amul sàcc la bandi la Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur sàcc la waaw dili Macky Sall def yépp xalaatam la moom école polytechnique la génnee Prytanée la jaar nekkul c'est le seul nag c'est le seul APR li ñuy doon médiocre yépp Aly Ngouille Ndiaye bokku ci xam na ni ñuy luubalee moom xam na ko te ñàkkulu fit c'est pas un hasard nag mu jël Aly Ngouille Ndiaye ne ko kaay doon ministre de l'intérieur parce que politicien la d'abord lépp loo xam ne nit ku ñeme yàlla mu ngi ci Aly Ngouille Ndiaye li ñuy seet laa wax ci nit ku ñeme yàlla rek mu ngi ci Aly Ngouille Ndiaye mën naa fen xam nga kiy fen xam nga il faut gars yi di bàyyi xel dara mooy nit koo xamante ni bu toogee par exemple mooy comme Pape Alé Niang ba mu ko invité mooy maanaam ngay def yenn aveu yi pour nit ñi naan noo kii nag waxkatu dëgg la parce que moom mu ngi wax mooy ba muy naan man sama yéene mooy ma falaat Macky Sall fexe nangam gis nga yooyu noonu ay piège la yoo xam ne c'est des non gars yi seen moyen la ñuy dox keneen ki koy def Serigne Mbacké Ndiaye day def genre yooyu noonu aveu yi mu defoon ay Macky Sall la ñu financé woon Macky Sall ay aveu la yoo xam ne xoolal pour ngeen gëm ni kii dafa dëggu moom du fen fekk ay fenkat lañu billaahi wallaahi dañuy fen comme ma pas possible waaw dañuy fen comme pas possible ArcelorMittal rek Aly Ngouille Ndiaye heure bii bu procureur Bass Gueye defoon liggéeyam Aly Ngouille Ndiaye mu ngi ci kaso bi waaw ci affaire de ArcelorMittal Petro-Tim moom waxaale wuñu ko ak yeneen xanaa banque BHS ba mu nekkoon rek la ko fa jële xam nañ ko tey jii nii su ma gisee tey opposition bi lijjantiwuñu fu carte d'identité nit ñi ne moom Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur partisan doon cadre de l'APR am base politique à Linguère Daara Jolof kooku ñu ne mooy organiser suñu élection mu taxaw carrément déjà première chose ngi noonu dafa taxaw carrément ne moom lépp lu militant APR war a def pour Macky lépp lu mu war a def pour Macky Sall am deuxième tour dina ko def benn mooy que ni moom Macky Sall la faral te moo war a arbitrer je vous rappelle que ni un ministre de l'intérieur c'est l'arbitre moo war a arbitrer jërëjëf siyaar nañ ñëpp bëggee Serigne Mansour maa ngi lay ziar bu wér borom daara ji jaajëfatee di bëggee Sayer Ba di bëggee Pape Mballo ak ñëpp jaa ngeen jëf un ministre de l'intérieur partisan ñun ñu seetaan ko kii jaar nii kii jaar ne Macky Sall ñëw parrainage bi aussi sodomiser nit ñi parce que il sodomise les gens les trucs xam nga kon tey dafa jot opposition bi réunir sur une seule table créer un front boo xamante ne parce que combat bi c'est très simple man nekkuma ci ay xawma nangami nit naan ay wàcc marche def benn marche ñu gazé leen ku nekk ñibbi waxuñu loolu ñun li ñu wax mooy parce que combat bi citoyen duñu wàcc tant que ñoom ñi bëgg suñu réew dama leen koy wax man sam baay warul utul réew awma passeport diplomatique sama papa utul réew man mii utuma benn poste Assane Diouf comme ni ma ko daan waxee adjoint maire sax bëgguma koo doon man waxuma la adjoint maire mais gardien mairie sax bëgguma koo doon voilà ñoom ay Idrissa Seck Ousmane Sonko ñoom ñoo bëgg réew mi dañuy waxante dëgg ñoom ñoo bëgg suñu réew mais nañu def lu tamit wàcc sur le terrain ñu xam ni ñii ils ont mouillé le maillot ils méritent ñu jox leen suñu réew mais taxaw de man candidat la ba pare di jaay ay maître Adama Gueye ay professeur Issa Sall ñépp nag laay waxal nag discours yeeg conférence de presse yi franchement dafa doy quoi ñu ngi jéggalu mais jël leen xaftaan yi weex yeeg xam nga grand boubou yeeg drap yi sànni ci placard bi jënd leen ay jogging ay t-shirt ut ay dàllu basket yeew laase yi waaw
taxaw imposer Macky Sall un rapport de force voilà on n'appelle pas à la violence il faut que gars yi di def la différence am na ñoo xam ne moom dañ ne dañuy dem palais déloger ko ñun bokkuñ ci ñooñu voilà loolu ñoom duñ ko def ñoom ñu koy wax duñ ko def ci ginnaaw la ñuy toog wala ñun ne fa ñu ne naan dañuy dem voilà naan dañuy dem déloger xaw ma kan ñun déloger wuñu kenn ñun li ñuy xeex mooy injustice te li nga xamante ne tey moo nekk ci réew mi lii nekk ci réew mi dafa am yoon buñ koy xeexee mais mënuñ ñëw tëb benn gaal seen nga xam ne tekkiwul dara baayam tekkiwul dara keneen ki noonu ñu ne walla ñëw dañ lay naan ràpp ci kaso bi fàtte la fa Assane Diouf mu ngi nii ku mu doyal misaal xoolal fii ku fi bandi lu ba kenn wàccee la ci mbedd bi dañ lay fàtte ci biir kaso bi lu leer laa leen di wax Assane Diouf lu mu doon tey amul kenn ci ñoom ñoo ñuy wax naan xawma lan ku ko ci doon Cindy si nee na tu parles derrière un écran pour dire n'importe quoi tu ne dis pas la vérité Macky Sall c'est le meilleur président du Sénégal tu mélanges tout 2019 c'est lui qui va gagner li ci des bon bla 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 Cindy xaw ma góor nga xaw ma jigéen la bon damay parce que photo de profil jigéen nga def xam nga man moom rus naa déjà bu ma ko gisee néew na mais APR buy live sax ma dugg ci bëriwul du dëgg man duma ci dugg APR si buy live bëriwul parce que ay 4 vues la ñuy wax yëpp xam nga mooy loolu mais bon comme jigéen nga lay wormal rek lay wormal ñun dañuy waxtaan dañuy waxante dëgg du dëgg tey jii nii yow xaw ma foo mën a teg ni Macky Sall dafay gagné amul problème sa xalaat nga wax rek dañ koy respecté dañ la koy nangul Macky Sall ci boppam neex dafay gagné amuñ sañ-sañ ne du gagné ah Cindy sa mbërum làmb nga yor sa mbërum làmb boobu dafa buqat tàppet jël doole ju mu moomul doole ju mu amul parce que ñu ngi fàttaliku Cindy moom bi ko fi Ablaye Wade naree tëj dafa dem jooy ci tànku Serigne Bara naan daf may tëj di jooy xam nga te pourtant musul dugg kaso Idriss Seck dugg na kaso Karim Wade dugg na kaso Khalifa Sall ngi ci kaso bi Barthélemy ngi ci kaso bi Abdoulaye Wade nga xam ne mooy loolu dugg na ci kaso c'est le seul moom Macky Sall tapet la amoo candidat amoo candidat maa ngi jégalu Cindy mais amoo candidat waaw tapet a waral mu jël Karim Wade ne du bokk xam nga mu jël waaw bu ko neexee mais li ma lay wax rek mooy que ni xamalal Macky Sall bu dee da nga ko jege wala da nga koo bëgg rek que ni lu dul dëgg du yàgg te yàgg aussi dëgg la cay mujj mën nañu jàpp tëj de na tëj ñëpp waaw mais gis nañ ci àdduna bi ñu ko gënoon ñoo xam ne ay xam nga moom dictateur bu tàppet la comprendre nga bu buqat amul fit mais mbubutu da doon rey moom da doon rey Macky Sall ñemewu ko Blaise Compaoré da doon rey di kii Macky Sall ñemewul rey comprendre nga tàppet la kon di la xamal rek ñooñu bu ségam suñu borom moo kàttanal ay nit ñooñu dégagé non du Macky Sall mi mooy tëj nit ñi kon nga baal ma rek dañuy yeggal suñu waxtaan bu la neexee nga toog déglu bu la neexee itam bon vent donc di leen xamal que ni Sénégal actuellement Assane Diouf li mu doon ci Facebook live nii li mu doon ci Facebook live doomu aadama tey doonu ko fi te dootu ko fi doon gëwuma ko waaw ay 5000 vues 5000 vues Assane Diouf ba 6000 vues Assane Diouf am na ko comprendre nga 5000 vues Assane Diouf da ko daan am kon tey bu fi nit am ay xawma ña man moom boole mu ci sam bopp ndax bugguma doon star mais toog di jaay di ñoddi franchement ñu ngi jégalu daal te bu man moom duma ko def duma toog fii naan waa dafa jot nañu dem xawma lan te man def moo ko duma ko def ñoom en tout cas ils sont conscients de li ñu war a def voilà mais toog fii nga toog naan ay xawma lan ak lan di fen rek ñu ngi jégalu quoi man bugguma ci woon sax wax
bëgguma ci woon wax mais il faut ñu gindi parce que tamit loolu day yàq révolution bi day yàq xeex bi l'union fait la force l'union fait la force ñu boole woon yépp mais taxaw di gëmloo nit ñi lu mënul nekk leer na leen ni loolu di ngeen ko def waaw jërëjëf Massamba Diop jërëjëf Massamba Diop waaw xam nga nit ku nekk rek ak la nga xam ak la nga mën man maay live man maay wax li ma mën yow da ngay commentaire aussi am nga sañ-sañ bi ay démocrate lañ képp koo xam ne mën na dem déloger xam nga li may bañ mooy di ko appal rek naan dañuy dem ba boobu ba léegi li gënoon yomb kay mooy parrainage bi ñu ne du fi amee amu fi Khalifa Sall duñ ko tëj mu ngi nii ñu tëj ko Karim Wade dafay ñëw na ñëw Assane Diouf rek Assane Diouf a ngi nii procès rek mënuñ ko amal loo ñu ne dañuy dem déloger ji Macky Sall nit ki xoolal foog ñu raisonnable combat yi fi jaar yépp dañ koo perte du boobu nga xam ne tey jii xaw ma lan dem ba pale képp ku fa dem nag yaa ngi teg sa bakkan ci xottu gerte waaw lépp loo gis rek ak waxtoom lépp loo gis ak waxtoom gis nga loolu génn nii Sénégalais yi génn nii dem ne dañuy déloger Macky loolu du lu ñuy waaj du lu ñuy pare day instantané day spontané nit ñee koy yëgandoo rek ne acca bal ba tàq na maire yeeg ñépp génnandoo mais du lu ñuy toog tëju ci ay panel di ko fa régler naan non jour bii la ñuy wàcc ku ko ci def itam billaahi wallaahi taala dinañ la denc te la fay génnee mooy loolu man maa ko wax waaw man Galsen man maa wax loolu Assane Diouf a ngi nii rek dem génnee ko ci biir kaso bi fii utal ko sax procès mënuñu ko procès mënuñu ko utal Assane Diouf Khalifa Sall ngi nii ba maire de Dakar Macky Sall ne ko ràpp tëj mënuñu ko génnee on peut pas le libérer mais waxuma la dara suñu carte d'identité ana suñuy carte d'identité Macky Sall nga ko téye loolu mooy combat bi tey fexe sénégalais yi yeewu voilà déloger Macky Sall je n'en disconviens pas lu war a mën a nekk la lu war a mën a nekk la waaw lu war a mën a nekk la mais dafa am fu ñu war a jaar de du nekk du lu ñuy préparer nii am bu tuddee ko xam nga nuñ koy xatee xaw ma nuñ koy xatee waaw jaajëf Seyni jaajëfatee namoon nañ la bu baax a baax dama bëgg rek gars yi gën a raisonnable dama bëgg ñu gën a raisonnable waaw du ci ay panel tëju ci ay WhatsApp ay panel naan dañuy dem di déloger kooku mënul nekk voilà donc ñu yeggali suñu waxtaan xam nga Aly Ngouille Ndiaye tey obstacle la Aly Ngouille Ndiaye mu yéen loolu Massamba à la veille des élections Macky n'aura pas de pouvoir n'oublions pas mais loolu wax bu yàqu la Abdoulaye Wade ci diggante deuxième tour yi passé moom ak Macky Sall ba ñu demee deuxième tour waa GIGN Macky Sall dafa tiitoon pour sa sécurité Abdoulaye Wade moo joxe ordre yooyu du dëkk yooyu gis nga bu ñu jël lii xew ay États-Unis ay France di jàpp ne ñun suñu dëkk gis nga suñu réew tey jii nii dafa ute ak yeneen démocratie Sénégal un semblant de démocratie moo fa am Sénégal semblant de démocratie moo fa am semblant de démocratie mais amul démocratie foog gars yi xam ko démocratie du tey jii nii mais dañuy waxante dëgg bu ñu demee ba tey Assane Diouf mënul am liberté ñu ne Sénégal noonu na démocratie un maire de Dakar maire de la capitale maire de Mermoz Sacré-Cœur ñu leen di jàpp di tëj parce que dañoo joxe seen avis kenn waxul imam yi waxuñ sëriñ diine waxuñ kenn waxul
Sénégal amul démocratie du réew moo xam ne tey jii ne dañ koy programme ñun nekkuñu Sénégal tey kon bu ñu jàpp ne réalité yeneen dëkk yi moo xew Sénégal barke démb la suñu compatriote Badara Lo dugg Sénégal mais ba mu defee live daf ne moom actuellement sax moom ba mu ñëwee dafa jaaxle parce que réalité bi fii ak ñun li ñu foogoon amul waaw réalité bi fii gars yi li xoolal mooy loolu dëkk bi dara doxul mais xoolal góor ñi ñu ngi lijjanti ay peew yu ñu sol ñii naan soirée waali ñii naan leneen voilà li gën a yomb nag mooy wax mais jëf bi moom bu jotee rek da ngay gis kii naan waa jiitu ma maa ngi ñëw kii naan sama yaay ma woo kii naan waaw xaaral ma dem seeti sama papa te ñëwaat doo gis kenn parrainage bii nii kese man ba mu jàllee rek laa xaw a am dut tuuti tamit comme dañu nekk ci combat on peut pas se permettre de douter dañu war a gëm ni combat bi dañ koy gagné dañ ko war a gëm voilà dañu war a gëm ni combat bi dañ koy gagné fala budda waaw loolu laa gëm donc Aly Ngouille Ndiaye sàcc la mais il y a pire que Aly Ngouille Ndiaye sama gars yi leneen li nga xam ne opposition bi dañ ko waroon def leneen li nga xam ne tey opposition bi combat la boo xamante ni tey dañ ko waroon def mooy récuser conseil constitutionnel bii nga xam ne suba ëllëg moo nar a taal réew mi parce que wax naa ko waxati ko conseil constitutionnel du ñu joxe mukk résultat boo xam ne àndul ak Macky Sall kay foofu la yëfi ne conseil constitutionnel parce que ñii mën nañ salfaañe këlëng mais xoolal premier tour moom Macky Sall moom xoolal mënu koo gagné amul ku mën a gagné premier tour actuellement Sénégal c'est impossible mënul nekk voilà ñoom bu ñu sàccee Macky Sall actuellement 20% moom ak coalition mën naa leen may sax yokkal leen 25% la ñuy peser moo coalition Benno Bokk Yaakaar nga jël yenn naafiq yi ànd ak Tanor Dieng yenn naafiq yi ànd ak Moustapha Niass yenn naafiq yi ànd ak ñeneen ñi benn yëpp boo ko boolee 25% la lay jox pour Macky Sall maanaam 26% yi amoon moom kese ak alliance Dekkal Ngor Macky Sall ak coalition Benno Bokk Yaakaar bi mënul ne waaw incha allah Massamba Diop incha allah mais ma bëgg rek gaa yi xam ni c'est quel que soit Alpha, c'est le conseil constitutionnel qui aura le dernier mot. Il faut que l'opposition bi yeewu ci yooyu il faut que l'opposition bi xoolal parrainage bi tey piège yi ñu ci teg loolu xam naa Alioune Badara Mboup suñu secrétaire général il sera mieux à l'aise pour décortiquer leen piège yi nga xam ni moo nekk ci biir parrainage bi ni ñu ko tëggee waaw presque 50 000 signatures 10 000 signatures rek mooy loolu yenn ki et puis 2000 au moins 2000 au moins dans cette région au moins waaw 2000 signatures par région au moins il faut nga am 7 régions mais bi ci gën a grave mooy que ni dañu ne fiche bi nga xam ne moom la ñuy bind signature yi maanaam turu coalition bi ci war a ne wala turu parti bi c'est-à-dire bu fekkente ni Ousmane Sonko dafa bind Pastef kese ëllëg mënuñu am benn coalition moom mënul coaliser ak capitaine Dièye mënul coaliser keneen Pastef mooy ñëw par exemple Pastef kese la ñuy wax te buñ ko recalé mënul dem bokk ci ñu former beneen coalition mu nekk ci est-ce que dégg ngeen piège boobu noonu waaw ay saay-saay lañu voilà merci beaucoup Aline Badara Mboup parce que lii
man démb bi nga ko partagé xaw ma ba dama ko lire mais dama ne mais ana opposition bi ana opposition bi ba lii nii solution bi sax c'est simple taxaw ne ñun ñii ñëpp na Macky Sall ñoom ñëpp ñu manko ñëpp nag ne kenn utul parrainage ñu mener un combat juridique attaquer le parce que parrainage bi juridiquement c'est pas valable faut gars yi xam ko malgré que voté nañ ko mais c'est pas valable parce que Macky Sall moo fi indi référendum ne mandat am wax ci léegi mandat bi c'est de 5 ans non renouvelable xawma kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat que ni disposition code électoral naka la ñuy voté yan anam la ñuy voté kenn mënu koo dindi lenn mënu koo dindi lu dul référendum maanaam lii nii parrainage bii nii référendum la waroon jaar assemblée nationale amul pouvoir valider bii parrainage kon c'est pas valide malgré que def nañ lu leen neex jaay nañ doole indi rapport de force kon tey mais ñun ana suñu opposition dañuy waxante dëgg Ousmane Sonko il faut que mu comme ni ma ko bindee tout à l'heure ci titre bi il faut que mu gën a offensif waaw il faut que mu gën a offensif actuellement Idrissa Seck aussi il faut nga gën a offensif voilà loolu mooy leen ciy génnee de offensif nag mooy toog sur une même table di yëkkateendoo di dóorandoo Macky Sall bu fekkee ne dispersion dafa am rek bu fekkente ni dafa am dispersion rek Macky Sall day gagné nañu moytu li nga xam ne moo xewoon ci législative yi ku nekk naan mana fii on a besoin d'au moins 4 coalitions pour tëddal Macky Sall 4 coalitions yu dëgër Sonko na jiite coalition Khalifa Sall jiite coalition Idrissa Seck jiite coalition Karim Wade jiite coalition 4 coalitions yooyu rek Macky Sall du bokk deuxième tour leneen kay la ñuy wax moom mais moom dès le premier tour moo ko liggéey voilà kon foog naa ni nay carte gi leer rek man pour man na carte gi leer non mais Aline Badara Mboup Macky a beaucoup d'avance non man avance bi Macky Sall am franchement man dafa maa yéem waaw avance bu considérable am ci opposition bi waaw ba tey jii nii dara lii bu fekkonte ni heure bii nii maître Abdoulaye Wade mu ngi nekk ci digg ndëndëm ak luñ ko bañ non heure bii nii Macky Sall billaahi du nelaw waaw mu ngi woote ay négociation ñu ngi xool parrainage bi naka lañ koy dindee ci nu mu gën a gaawee da ko naan na set Abdou Diouf lu mu fi jéemul mais Abdoulaye Wade da ko dul woon may Abdoulaye Wade da doon dem Nations Unies Union européenne fu ne di bind ay correspondance dénoncé mais xoolal ma opposition de salon bii nii xoolal ma opposition bii nii Ousmane Sonko daal moom bu ñu waxee dëgg rek moom lañ ci kii parce que au moins moom mu ngi taxaw assemblée def liggéeyam ni mu waree au moins mu ngi taxaw assemblée waaw taxaw na fa benn ñu ne ko xawma lan mu bloqué assemblée nationale waaw Amadou Ba ñëw na fa mu toroxal ko premier ministre moom voilà boobu moom mooy loolu voilà plus que molle lii du opposition da ngay ñeme mais opposition boo xam ne ñoxor njaay waaw mais Vito mais xanaa xamoo ni DER yooyu noonu yépp ay fen la du benn dimbal achat de conscience la achat de signature la Macky Sall da ngay dem enveloppe yi ñu lay jox ay kaay moom xam nga nee nañ parrainage bi xaw ma tey xaw ma suba daal xaw ma ban jour lay tàmbale parrainage bi xaw ma kañ lañ koy ibbi pour dem uti signature xaw ma ban jour la mais ñoom tàmbale nañ Macky Sall depuis avant même
avant ñu koy jàllale biir assemblée nationale ñoom ñu ngi nekkoon di collecter seeni signature pour te dire que ni ñii ay tricheurs lañ Macky Sall commencé ko ci Macky Sall nag APR ñëpp ay tricher te man li may xaruloo man li tax may bëgg a xaru rek mooy à chaque fois dañuy def li ñuy def ba pare génn am audace di xool nit ñi di démentir man loolu laa mënul supporter man loolu laa mënul supporter man loolu laa mënul supporter jërëjëf El Hadj Diop jërëjëf El Hadj Diop waaye man loolu laa gëm waaw moom tàmbale na trucage bi bu yàgg mais ça ne passera pas waaw ça ne passera pas truquer élection ça ne passera pas man sama problème kay mooy conseil constitutionnel nga xam ni ay juges yu naafiq ñoo fa nekk duñu wax dëgg jërëjëf Baron ànd puub réew mi waa APR ànd puub réew mi loolu rek lañ fi nekkee sàcc puub réew mi kese waaw leneen nekkee wuñ ko fi voilà donc je pense que ni il faut que ñu gën a def liggéey ci loolu waaw surtout nag ñun waa Dafa Jot waaw programme bi nga xam ne tàmbale woon nañ ko fi dëkk bi fépp ay métti dafa jot ñu faj ko dès ce week-end incha allah normalement war nañ mën a reprendre loolu waaw dëkk bi fépp ay métti di éveiller les Sénégalais ñi amagul seen gànnaay seen carte d'identité nañ ko uti mais quel que soit alpha yoral sa carte d'identité rek ndax on sait jamais quel que soit alpha yoral sa carte d'identité quel que soit alpha teel sa carte d'identité xam ni man bërëb bii laay voté ci bisu vote bi teelal xëy dem sa centre de vote taxaw nekkal fa Sénégal gépp nag lépp loo xam ne njuuj njaaj la nga teg sa xottu bakkan bii ne du jàll bu ñuy wàññi xob yi itam taxawal nga fekkee ñun ñëpp looloo ñu war man de sama bureau de vote moom centre de vote sax laay wax sama centre de vote incha allahu taala dinaa bokk ci ñiy njëkk a voté te incha allah duma fa jóge tant que wàññiwuñu xob yi waaw kon loolu moo ñu war ñun ñëpp mais au préalable dafa am sensibilisation boo xamante ni tey il faut gars yi def ko faut gars yi gën a sensibiliser waaw bañ di déglu yenn wax yi waaw ñun bokkuñ ci ñooñu doxuñ ci duñ ci mës a bokk voilà lépp loo gis rek ak heurem lépp loo gis ak waxtoom man duma mën bëgg a commettre un crime ba noppi naan dinaa commettre un crime en général au Sénégal boo déggee nit yow dinaa la rey du la mës a rey du la mës a def dara ah bon Diouf nee na c'est pas sûr que les élections aient lieu ah bon mën na nekk de on sait jamais on sait jamais mën na nekk parce que waa ji moom plus rien ne m'étonne de Macky Sall moom waaw plus rien ne m'étonne de Macky Sall waaw Macky Sall moom sañ na lépp sañ na ne dina defaat yeneen 5 ans élection di door a am parce que dañ ko ciy bàyyi waaye dañ ko ciy bàyyi voilà dañ ko ciy bàyyi le combat nag actuellement mooy que ni non mais certainement parrainage bi man ba ma ko njëkkee dégg rek sama xel daf ne yar ci Ousmane Sonko ndax man dama ne bu dee Macky Sall il a peur de Karim Wade il a peur de Khalifa Sall non il aura certainement peur de Ousmane Sonko kooku c'est une évidence billahi wallahi koo xam ne ñemewul Karim Wade ñemewul Khalifa Sall moo waral mu dem ne leen ràpp tëj toog ne Sonko mii nii kii Sonko mii naka laa ko war a def
xamul nu mu koy def mu dem créer parrainage Sonko bu matalee léppam itam foofu lay ñëwee indi parrainage bi ne conseil constitutionnel kii bu mu jàll kii bu mu jàll na kii jàll na kii jàll. est-ce que xam ngeen li may wax jaajëf Modou Tall jaajëf non il faut que les gens xam ne pour l'intérêt général tey Sonko Idrissa Seck bu kenn ŋàññi moroomam c'est pas le moment. Adversité signifiewul ennemi waaw am na fu nit di toll ci guerre mais da ngay xool ci les plus grandes guerres da ngay gis pour yéen l'ami de mon ami est mon ami et l'ennemi de mon ennemi est mon ami du dëgg c'est naturel loolu ci guerre la génnee ci guerre waaw kii de maa moom jubawuñ mais comme jubawul ak sama noon sama xarit lay doon ñu ànd dem duma kële ba noppi nañu dem duma kële nañu ànd dem duma kee ba noppi doora ku nekk bu ñuy jàkkaarloo ñu jàkkaarloo foog naa voilà donc mu ngi noonu daal man ragal naa nag surprise bu rëy dina am surprise bu rëy bu dee élection nar na am ci condition yii Macky Sall bu mu sous-estimer Idrissa Seck ndax Clinton élection yi passé presque sondage yëpp dañ ko doon jox vainqueur fi élection yi mujj gis nañ ko waaw Donald Trump kenn mësu ko woon xalaat que ne Donald Trump dina mës a nekk président des États-Unis d'Amérique waaw moom ay calculer moo tax suñu borom dafa xarañ yàlla rek a xarañ. yàlla rek moo xarañ moo xam ni muy éliminer gis nga ci lu yomb nag Macky Sall mën na teg ay plan stratégie ba fàtte plan suñu borom te boobu plan même bu ko fàtte wu mënu koo tëj Macky Sall mën na tëj candidat yépp Macky Sall damay adressé wu à Macky Sall kor Marème Faye mani mën nga jàpp Karim Wade jàppal Khalifa Sall tëjal Barthélemy duma ñu ñun ñii noppiloo ñu coupeel internet mani empêcher Ousmane Sonko nekk candidat empêcher Idriss Seck nekk candidat Macky bu suñu borom namee ni doo nekkaat président rek doo ko nekkaat billaahi wallahi taalaahi munoo ci dara du sa coobare parce que nguur gi ni nga ko jotee sax war nga xam ni peut-être suñu borom a ko namoon rek delloosil sa xel yi ngay teg nii ay plan nangam gis nga lii yëpp yaa ko yóbbee sa bopp boo liggéeyoon heure bii waxatuñu ko mais ba nga toogee nga tàmbalee naan naka laay def ba am deuxième mandat tellement tu es nul tellement da nga tële di dugg ci ay propagande di jënd nit ñi di duma nit ñi la nga waxoon yépp dara respecté woo ko ci la nga dige woon ak askan bi yépp dara respecté woo ko ci moo tax tey nga jaaxle ne la watoo xamatoo nooy def mais nag Macky suñu borom moo la ëpp doole yàllaa ko wax de yàlla moom mooy joxe nguur moo koy jox ku ko neex te itam c'est évident te pour vous dire que ni la preuve de li may wax que ni 80% des Sénégalais sont exactement comme Macky Sall dañuy digge lu ñu mënul te duñ ko def après dañuy fen dañuy wor ki leen dimbali ki leen jox loxo ba ñu nekkee ci teen bi en l'occurrence Khalifa Sall Macky Sall ki ko njëkk a dimbali ci àddunaam amaana bon 2000 ba léegi Abdoulaye Wade la dafa trahir Idrissa Seck parce que bu ngeen fàttalikoo moom moo def coup pour Idrissa Seck ñu évincé ko ci biir PDS mu trahir Karim Wade mais bi gën a bonoti encore
muy Khalifa Sall nga xam ne da nga ànd ak moom ci opposition bi 2008 xawma 2009 2010 2011 2012 nga ànd ak Macky da nga Khalifa Sall soutenir le sur tous les plans tu l'as trahi mais tey jii nii nekk loolu noonu suñu borom moo ne réew mu nekk na mbooloo mu ëpp nañu mel noonu mbuur njiit bu mel noonu laa leen di jox yàllaa ko wax donc loolu day firnde que ni sénégalais yu bëri tanewuñ Macky Sall ba ci ñun suñu côté ñun ñi nga xam ne on se dit patriote tey xool leen rek biir Facebook bi li ci xew ñoo àndoon àndatuñu tey ma xorom sa job bu ndey ñoo àndoon kii jël photo diw kii jël photo kii dem la ma xamoon tey imaginel man ma génn dafa jot ñaanuma ko yàlla xaaral ma laal bant ma li ma xamoon ci Thiès Diène yépp ma ni tey ma katt ndayam ci biir Facebook bi loolu la ñuy wax rancune loolu moo nekk ci sénégalais yi loolu moo ci nekk man ak nu mu mënta demee ak lu mënta gis nga waa dafa jot yépp bu ñu booloo woon ne ma dàq nañ la biir dafa jot billaahi wallaahi du ma génn mukk di wax loo xamante ni nii ci biir dafa jot laa ko xamee woon fa laa ko déggee woon loolu rafetul mais malheureusement Facebook c'est le Sénégal en miniature waaye loolu mën na nekk vidéo loolu mën na nekk donc nañu fexe aussi góorgóorlu ci jikko yi il faut que ñu góorgóorlu suñuy jikko ñun waaw nañu góorgóorlu ñun soppi suñuy jikko nga xam ni man de patriotisme bi may yëg ba sànq ndeysaan xawma kanati la am na ku ko bind ne li may wax sama xol laa koy tibbee yàlla may ñu njiit boobu nga xam ne li muy wax da koo gëm comme yéen ni ngeen gëmee li may wax. Ah bon? Viviane nee na j'arrive pas à partager le live. Bon Viviane da ngay dugg ci page Dafa Jot TV bi directement ci page bi da ngay rechercher nga bind Dafa Jot TV nga dugg ci biir boo gisee live bi foofu là tu pourras le partager normalement en principe voilà en principe voilà nit ki da ngay am bàmmeelu biir du question de kii non nañ ñoo doon ànd démb àndatuñu rek. mooy loolu man su ma déggee ñu naan Macky Sall musul wax lu ñaaw Abdoulaye Wade mais wax ak jëf yéen non dañuy waxante dëgg xorom maanaam ngeen baal ma xoromuma de mais man ni xaw ku fi tudd benn tur rek Mbay Jaxumpa xam naa ni Mbay Jaxumpa amul fii wala Moodu Jaxumpa bokk Moodu Jaxumpa tey ma xorom sa jobbu ndey imaginel ma tiim jobbu ndeyo Moodu Jaxumpa di ko xorom ak ma taxaw di ko wax ban moo ci gën a naqari Moodu Jaxumpa di ma gis may xorom jobbu ndeyam ak di ma koy wax dong xam nga saaga dafay génn nii rek naaw mu dégg ko dina dem naqarlu ko mais imaginel Macky Sall nag moom dafa jëf saay man samay doom képp ku am tur tànk rek war nga xam li doom di saf Sëriñ Bamba nee na bànneex bi li gën a neex ci àddina mooy doom Sëriñ Bamba ko bind li gën a neex ci àddina mooy doom mu jël doomu Abdoulaye Wade tëj 3 ans toroxal ko génnee ko réew mi mais kooku dafa jëf kon bu nañu bàyyi di ñu divertir nañu bàyyi di ñu divertir ay Macky Sall musul wax Abdoulaye Wade lu bon lim ko defa gën a bon téeméeri yoon demal xaar ma léegi ma pare acca léegi maa ngi ñëw kon moo déggee ñu naan ay Macky Sall dafa baax Macky Sall dafa yaru ban yaru soxor iñaan loolu moo nekk nag fii le Facebook bii nii c'est le Sénégal en miniature loolu laa bëgg sénégalais yi ko xam ko
waaw am nañ fi ñu fi doon ànd fii génn waronte ku nekk di xaawi sa sutura su morom ku nekk di xaawi sa sutura su morom man xam naa am na ñoo xamante ni tey bu ñu xamoon ci man lu bon billaahi heure bi weer nañu ma malgré que jotewuñ dara man képp ku ma xam am nañ man waa APR yi daaw ci waxtu wii billaahi dama ci daan nekk ba 4 heures du matin billaahi wal kitaab di xorom ku ma ci téye bu ma paree ci yow xam naa ni moom mooy loolu waaw dama lay xorom ba nga bloqué ma loolu moo nekkoon suñu liggéey ba ñuy door a tàmbale looloo nekkoon suñu liggéey mais man musuma jël koo xam ne kii amaana ñoo bokk li ñuy combattre ba noppi may nekk ci kiwam di ko combattre wala dara déedéet aw ma boobu jot mais am na ñoo xam ne tey jii nii bu ñu xamoon taraafatal ay ni ci lu bon ci gaal seen rek génnee nañ ko weer ko waaw man sama photo am na patriote yu moo ko jox ne ba tuuma ku mu neex nga génnee ko gaal seen je m'en tape je m'en bats les couilles billahi wal kitab ku ma bëgg a gis itam amul problème je ne me cache pas mais il faut gars yi xam ni combattre avec intelligence dafa ute ak dem ak xëdër man demeewuma xëtër de j'ai la tête sur les épaules waaw du ma nekk di tëri ba tey jii nii ñu dugal ma Assane Diouf nee naa leen moom dong kese man daf ma doy exemple ban doole la fi Assane Diouf amul ban doole xam nga ban doole la fi Assane Diouf amul xoolal ni ko Macky Sall def ku mu naqadiwul tey doo gor kon tey man voilà merci Birama Diop waaw yow moom depuis le début yow tam xam nga waaw one love bro kon tey foog gars yi bàyyi xel loolu waaw foog gars yi bàyyi xel loolu xam ni bon mooy loolu daal am na yoo xam ne c'est pas du tout important ay kii dafay laaxatul déedéet armée ñi def armée ay béton armée yii nii ñoom war nañ mën a xam que ni soldat tenue bi muy sol rek tenue bi rek pour laaxatu la ñu ngi ko tuddee camouflé nga xam ni boo duggee ci garab yi rek dañ lay jaawale garab yi kenn du la gis nga mën a diir sa morom ne ko tuy bal mu dee kooku làqatuwul stratégie de combat la ñii xeexal ñoo bon te man li may def je le prends très au sérieux lii may def ni je le prends très au sérieux waaw dama pare éventualité yëpp dama koo pare mais beneen bi aussi bi nga xam ni sama motivation personnelle la à part samay wayjur mais man maa bëggul siw yooyu nekkuma ci voilà jël caméra tay ko sa kanam man bëgguma loolu maa ngi jégalu nag bu wér xam naa ni loolu du woon sujet bi mais xam naa ni daal li ñu war a wax bëri na ñuy xaar ci imam maa ngi leen bëggoon tàggu mais dama bëggoon aussi ne leen Assane Diouf il est à merveille, il se porte à merveille franchement à part nëbb bi ñu ko nëbb jant bi privé ko de sa liberté d'aller et venir jaajëf patriote bi Moussa Ndiaye one love Seyni Diaby one love waaw di leen bëgge lu baree bari yéen ñëpp waaw Assane Diouf patriote yi am na ci ñoo xam ne ñu ngi dafa jot am na ñeneen aussi di ko xamal ñëpp itam léegi ku bëgg seeti Assane mën nga koo seeti te jaadu na nag altine bu jot képp ku ko sa jot may ngay dem di ko seeti ñëpp mën nañ uti permis dem di seeti Assane Diouf nañ koy def waaw nañ koy def nañuy dem di ko seeti di ko nemmeeku ndax itam xëy na loolu mu doon def noonu santuñu ko de mais yu tam gis na liñ doon dund surtout Sénégal suñuy yaay suñuy baay ba mu taxaw di ko def kon tey jaadu na ñu fay naar bi xoromam di ko seeti léegi nag
ñi nga xam ne ñu ngi jël photo magam boobu dafa mag Assane fuuf daf ko mag fuuf xam nga Assane du xale Assane 71 la neen xam nga kooku du xale macha allah léegi mu am 50 ans mais imaginel koo xam ne mag na ko fuuf ah ngeen jël ko Cheikh Alassane Sène demoon seeti yaay Assane tabaski muy ñibbi mag ji di ko gunge ñu photo leen bett leen photo leen ngeen jël photo bi di ci expliquer yoo xam ne loolu rafetul waaw seen bopp rek ngeen di nax Assane Diouf mënoo leen koo suul te du ngeen ko suul tey du ngeen ko suul ëllëg waaw mënul nekk c'est impossible am na wéy bu dul fay te wéy boobu day rafet ëllëg ci biir actuellement ngeen koy sous-estimer naan dafa réew saaga yi mais bu subaa ngeen di xam ni ndaanaan dëgg mooy Assane Diouf waaw il se porte très bien il va très bien rassuré nañ ñu am nañ ay patriotes yu ko gis jaxnaan dem waxtaan ak moom te dalal na xelu nit ñi mu ngi sant ñëpp mu ngi gërëm ñëpp ci taxawu bi itam waaw képp ku ko mën daal na nga ko seeti képp ku ko mën rek demal nga uti permis nga dem seeti ko dina ci baax kon maa ngi bëggee grand Ale Mboup di bëggee ñëpp xam nga waa dafa jot Badara Lo xam nga waa dafa jot yëpp daal mooy loolu di leen bëggee di leen jox daje xam naa la semaine prochaine mais d'ici là comme ni ma leen ko waxee waaw Aline Badara Mboup dina ñëw aussi indi leen ay éclaircissement yu wóor ci parrainage bi piège yeeg yi ñu war a teggi mais opposition bi moom war ngeen xam ni fi ngeen teg seen tànk du foofu waaw heure bi moom combat la waaw combat bi dafa bëri combat juridique Macky Sall fu ñu ko war a attaqué dafa bëri kon maa ngi leen di jaajëfal di leen jox daje incha allah la semaine prochaine ci yeneen jotaay yu gën a yëngu yi yu gën a tàng tey xoromuma dafa am lu ko waral mais waaw dinañ dellusiwaat incha allah bëgg nañ la bu wér mais yow Seyni Dia bi foo réeroon gars yi namoon nañ la jaajëf waa Baron waaye waxal rek waxal lan nga bëgg ndéwénal incha allah après mooy loolu yow moom loo bëgg rek yàlla nay jàmm loo bëgg yàlla nay jàmm loo bëgg yàlla nay jàmm jaa ngeen jëf one love les patriotes di leen bëggee bu wér a wér